téléspectateurs yi. donc di xamal ne yow mi ñu bokk géejawaay. boo ma woowee ci mbiru li ñu concerné rek damay sawar ñëw. donc moo waral tey ma ñëw tey fi mais xam naa ni coono am na parce que démb conseil municipal bi ak bi ñuy jokkoo c'était pas facile ak guddi geeg yooyu mais noonu la yéen a ngi woon ci réunion ba mu guddi temps yi seen i activité tamit toogoo leen parce que aussi tamit mosoo leen toog sax mais ba Ahmed duggee ci kaso bi ba léegi toogoo leen. léegi balaa ñuy dikk ci nekk nam ci kaso bi ak àtte bi ñu koy àtte àjjuma Ahmed Kourouma dañuy dellu ci yan circonstances lañ jàppee Ahmed Aïdara ndaxte beaucoup de gens se posent des questions lan moo xew ban jàpp ko quoi pour un magistrat de la ville bu génn di dox ñu jàpp ko dafa yomb trop ci déggin quoi lan moo xew réellement ci niñ jàppee Ahmed Aïdara. waaw li nga xamante ni moo xew mooy àjjuma jooju. Yewwi Askan Wi dafa au niveau national dafa déposé woon benn information pour marche ci àjjuma jooju 15h ba 19h fekkoon tamit géejawaay ñu déposé woon benn demande aussi bu jëm ci sens boobu bis boobu nag Ahmed jóge këram di ñëw mairie di dox ànd ak ay ñi mu war a àndal. mooy chef de cabinet am mooy chef de protocole ak sécurité am bi mu jógee ci diggante rond point Malibu bi marché jeudi fa lañ ko intercepté. dal di ko jël téye ko ak ñamu àndal yóbbu leen polisu géejawaay. foofu nag matoon nañu ay 9 personnes mais bi ñu yeggee ci police bi chef de cabinet bi mu ñëwee Ousmane Sow dañ ko téye. di ko seet si. chef protocole ci Kito bi mu ñëwee tamit dañ koo téye ki nga xamante ni mooy le responsable des jeunes Yewwi Askan Wi Géejawaay Alassane Faye bi mu ñëwee tamit dañ koo téye donc bi ñu téye yëpp mat fukki nit ak ñeent. ci ginnaaw gi aussi bi ñuy def ay point de presse. am na point de presse bu nga xamante ni man maa ko doon def ci wetu mairie bi. dañu pare rek. police daal di jegg si am ñeneen ñaar ñu jël. en tout muy 17 personnes yoo xamante ni téye nañ leen noonu la mbir mi demee. léegi finalement am na ñu ñu libéré am ñeneen ñu ñu téye ah. waaw li xew aussi mooy bi ñu leen téye àjjuma. Ahmed dañ ne kenn amul droit kenn seet si ko ñeneen ñi ñu tas leen ci commissariat yi ba ginnaaw raay ak Pikine. ba lundi bi ñu ñëwee ñu ne Ahmed dañ koy déférer moom. ak ñi nga xamante ni moom la ñu àndaloon di liggéey si. ñi nga xamante ni dañ koo seet si woon ci police bi ñu téye leen. ñu mat ay ñeent juróom ñooñu la ñu mujj bàyyi. Ahmed nag ñu daal di ko teg ay daan. maanaam dañ ko accusé ne dafa def marche bu ñu interdire. beneen bi tamit ñu accusé ko ne dafa def trouble à l'ordre public donc ñaar yooyu la ñu neen moom lañ ko téye. ba pare ne àjjuma lañ koy jugé donc diggante bi nag ñun ñi ngi yëngu di wax li ñu mën ñu ngi koy def parce que ci liñ ko teg du yoon parce que Ahmed marche bi ñu doon demander autorisation du informer autorisation préfet 15h la waroon démarrer kon bu fekkee da ngay accuser nit ki ne dañ ko interdire mu braver dafay fekk ne heure bi nga ko interdire mu jóg ci. mais Ahmed midi lañ ko téye. donc mu doon dem ci liggéeyukaayam ça veut dire que foofu bravé wul interdiction. parce que marche bi commencé gul woon. beneen bi ñu accusé tamit ne trouble à l'ordre public bu fekkee da ngay troubler ordre public mooy nga indi ay salfaañe ci dalunu nit ñi ak liberté nit ñi maanaam nga bloqué seen dem ak dikk beneen bi tamit nga tere leen dund bu sell. loolu mooy trouble à l'ordre public. et je crois que Ahmed amul benn circulation bu mu bloqué te tamit salfaane wuñ kii tudd kenn. kon la ñu teg ci moom ci ay ndodd du yoon jaay doole la. léegi Ahmed da nga ne ci mbedd la nga ko fekk mais man sama jàngat balaa may jox saa Ahmed pour man biir këram la nga ko fekk. xam nga lu tax may wax loolu c'est le premier magistrat de la ville de Guédiawaye maanaam moom Guédiawaye mooy këram maanaam amul sens interdit ci Guédiawaye fi mu war a dox ak fi mu ko war a tere loolu déjà. il faut que mu lii suñu bopp parce que du man maa doon dox Guédiawaye mais maire Guédiawaye moo doon dox biir Guédiawaye loolu ñëwuñ ko def Aliou Sall ñëwuñ ko def keneen Ahmed liñ fi wax yëpp teg ko ci Ahmed attewuma ko mais mënul yay kenn ci ni kii da doon salfaañe wala kii dafa def trouble à l'ordre public wala dafa def lu mu war a def mais est-ce que du réaction bi ngeen war a am maanaam fulla gu mat sëkk parce qu'on habite la banlieue maanaam ku tëj Ahmed Guédiawaye nga tëj
parce que jëmmi Ahmed amul solo mais la mu jiite moo am solo nga jël ko na ràpp ca kaso ñëpp na tekk quoi def benn point de presse daje maire yi comme ça pour man dafa lëw ba mu ëpp est-ce que seen réaction desul ci côté boobu. waaw xam nga li ñu war a njëkk a wax foofu mooy Ahmed ni ñu ko jàppee lu ñu prévoir la maanaam lu ñu teg la. lu ñu togg. waaw lu ñu togg. mooy que ni ñoom leader yi nga xamante ni ñooy bopp Yewwi Askan Wi dañ ci am ci ay kër yu bari yu nga xamante ni dem nañ fa tere leader yi jóge fa ku mel ni Ousmane le président Ousmane Sonko le président Déthié Fall aussi ñu jàpp ko Ahmed aussi ci cadre boobu lañ ko jàppee maanaam jàppee wuñ ko ci ay manifestations mais dañ ko jàpp parce que li nga xamante ni moo metti état bi mooy li Yewwi Askan Wi dal di gagné le frère du président Alioune Sall donc booleeg aussi Ahmed mener un combat le maire Ahmed Aïdara mener un combat depuis quelque temps un combat pour la liberté un combat waaw pour yeewi aussi les Sénégalais ci étreinte bi nga xamante ni moom lañ leen def mais li xew mooy un maire n'est pas un homme ordinaire mënoo ñëw maire buy dox nga ñëw jàppee ko noonu loolu préfet bi moo ci waroon a njëkk a opposé wu mais boo xoolee bi ñuy def investiture yi di installer maire yi ak di nommer les adjoints au maire Guédiawaye yëngu na woon ba mu am ay jàppante. ci autorité centrale bi. ak ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci Yewwi Askan Wi. Ahmed était au devant. ñooyu indi na yu nga xamante ni préfet bi mën naa ne fa mu waroon a taxawee na mu waroon a protéger Ahmed protéger wu ko parce que ñoom ñaar ñoom ñoo téye Guédiawaye kee dafa nekk. di représenter autorité centrale bi Ahmed le maire nekk aussi ku nga xamante ni daf fi nekkal askan wi mais nekkal fi aussi état kon ñoom ñaar dañoo war a ànd di liggéey ensemble même bu police ñëwee bay war a arrêter le maire Ahmed Aïdara préfet bi moo ci war a opposé wu mais li ñu gis mooy li commissariat def préfet bi at gunge ko ci dañuy gis ne rek loxo le président Macky Sall mi ngi ci ne li ci loxoom nekkee mooy liñ ko teg ne moom la defu ko jaay doole boobu nag ñun en tant que population en tant que citoyen dafa am lu ñu droit may gis nañ li fi xew le 21 mars ba le passé 14 personnes génn ci àdduna ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax ak ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna ci jamono bii passé mais loolu bu amee ñu ñaan autorisation bëgg a def yëpp dans les règles de l'art état bi daf ñoo war a bàyyi ñu def dans les règles de l'art même bu ñu tëjalee benn maire ak ay député ba léegi rek dañuy ànd ak dal parce que dañu nekk ci démocratie dafa am ay droits yu nga xamante ni waruñu ko salfaañe parce que ñoom ay ndaw yu nekk ci réew mi di ñu xool ñun ñu nekk ci opposition yi di xool aussi ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci état bi ñun dañu war a joxe le bon exemple mooy lépp lu ñuy def ñu teg ko ci droit kon nag tey ba ci droit la ñuy dox déggu leen ñu taalagum ay pëna déggu leen ñu yàq ñu dajji defuñu dara parce que Sénégal bi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag loolu ñu ngi wan Sénégal yëpp ne lu fi yàqu ëllëg du Yewwi Askan Wi moo koy yàq kon nag li nga xamante ni moo xew dal rek lañ ci mën a ànd waaye nag dal dafa am fu mu yem am na lu nga xamante ni buñ la ko bëggee dindil constitution bi daf ñoo may benn droit mooy le droit à la résistance te dañuy résister ji te loolu mooy li xew kon mën naa ne yàkkamte xeex je crois que mbiru ragal rek la mbiru ragal parce que da ngay bëgg a gaaw a terminer xeex bi mais xeex fa ñuy jëm ak le président Macky Sall ci loolu c'est évident. waaw jërëjëf sëñ bi déglu naa la parce que li Omar wax man foofu sax gisoon naa ko muy sedd bu nga xam ni sedd ngeen ko lool wax dëgg fa yàlla ni ñu jàppee seen maire Guédiawaye man ma gis nii dafa sedd lool mel ni jàppuñu fa kenn ñi ma gis sax ñu daal dee taxaw naan fii ku ñu fi fekk di fi jéem a manifester danañ dal ci sa kaw dafa mel ni dañu activer sax ñoo xamante ni bi ci jeune ñi nga xamante ni bi tey ñoo ŋànk pouvoir bi lañ ñu daal di taxaw ci buntu mairie ba di wax naan ku fi fii kenn du fi manifester te ku fi manifester danañ la lijjanti ginnaaw bi ñu teree yéen ngeen manifester mais am na ñoo xam ne moom dajaloo nañ man gis naa seeni vidéo ñaan ñu ngi fii ci Guédiawaye te ku fi manifester danañ dal ci sa kaw noo gisee loolu nga xamante ni bi am na xam nga réew waaw réew dañ koy ñàkk du ay
jeune Benno Bokk Yaakaar. waaw ñoo war a jóg naan dañuy tere ku fi tere ñu daal sa kaw. loolu mooy taal réew. waaw gis nga réew mi tàkk yëpp. ci noonu la tàkkee. te Sénégal gi ñoo ko moom ñoo ko bokk. équilibre dafay war a am. ñooñu duñ leen tontu. parce que ñun la ñu war a def du ci ñooñu lay jóge du ci seen wax lay jóge parce que booy tontonteeg xale te baayam def la dara. je crois que yaa ngi perte sa temps. kon ñun ca baay ba la ñuy dem la ñuy def ca baay ba lañ koy defal kon le président Macky Sall la ñu jàkkaar lool. moom mi yor pouvoir bi. di ko utiliser contre ñun. di ko utiliser contre ñi nga xamante ni mooy tetu Yewwi Askan Wi bëgg leen a dagg. kon le président Macky Sall la ñuy jàkkaar lool ñee perte temps rek la di wax ak ñoom di leen tontu duñ leen tontu amuñ seen jot. d'accord kon léegi man bëgg naa ñëwaat ci leen léegi yow ak Malick Gakou yéen a bokk parti Malick Gakou moom anam. bon Malick dafa voyage yi. Le voyage était prévu depuis. donc voyage bi dafa dem à l'extérieur. da ko préparé woon wala. waaw à l'extérieur dafa am ay partenaires. parce que le président Malick Gakou dafay liggéey ak ay partenaires. donc dafa nekk ci liggéeyam. ci liggéey boobu moo tax. mais depuis quelque temps ñun dañoo gis ni man gisatuma ko lu bari ci kii politique bi. depuis que élection yi romb ba nga ni daal dafa am yu bari yoo xamante ne bi man gisatuma ko ci. waaw élection yi li fi am Malick mi ngi ci Yewwi Askan Wi. mi ngi dem ci réunion yi. mën nañ ne peut-être dernière réunion yi gisuñ ko ci. mi ngi ci ay liggéeyam mi ngi ci ay tukkeem. du dëgg kon mi ngi ci Yewwi Askan Wi ba léegi. mais est-ce que bàyyiwul politique. non ñi ngi ci Yewwi Askan Wi. ñi ngi ciy liggéey. Malick dafa bokk ci membre fondateur yu Yewwi Askan Wi. daf ciy jouer un rôle extrêmement important. te rôle boobu nag gis ñu lenn lu war a tax le président Malick Gakou génn ci te bu ci. mais dafa mel ni nag est-ce que amul tamit lu ngeen naqari parce que Omar ñii. dafa mel ni bi ñu tefee liste yi tamit nañ leen ca war a tànnee demeewu leen ci noonu. loolu naqarlu googu def ngeen ko donc est-ce que du looloo tax tamit ngeen xaw a retiré wu nii tuuti bàyyi yëf yi. xam nga liste yi nañ ko defee. waaw ñu bëri neexu leen. waaw waaye nag dafa am lu nga xamante ni mooy cër. le président Malick Gakou dafa am cër ci réew mi. am na lu nga xamante ni du cëram. du cëram mu génn ci presse bi naan nañ ko defee d'accord moo damay gedd damay def lii. déedéet non wax na geddul mais wax na wax boo xamante ni bii da ngay yëg ni àndul ci yëf yi ni mu demee. mais yëf yi ni mu demee. ku ci ñi ci man mi di wax ak yow. ànduma ci. man mi di wax ak yow boo may laaj dama naan la ànduma ci. parce que tout simplement boo jëlee suñu benn député moo xamante ni tey mi ngi ci assemblée muy madame Kanté. moom nekk député mooy suñu deuxième bu ñëw ci liste bi à la 38e position. liste nationale ah. wala ci liste nationale bi loolu mooy dañ ko sacrifier ñu amaatoon ñeneen ñaari député muy Malick Gueye muy Aïssatou Sabara ñoo nit ñu sacrifier leen maanaam ñun bu ñu nekkee ci coalition am ñeenti député bu ñu doon perte dañ naan ñeenti yi dañ leen di conserver lañ cay yokk la ñuy am mais dañu jël le président Malick def ko ci benn position ña ca des ñu sànni leen maintenant liste boobu na mu demee ña mu metti ci coalition bi bari na. mais ñun dañoo am objectif le président Malick Gakou a un objectif. waaw mais xam nga am na ñu metti ba noppi ñu génn mais yéen da ngeen a génnut ba noppi nekk ci biir waaye yënguwu leen. waa xaaral booboo gën a garaaw lay wax. maanaam l'objectif du président Malick Gakou. waaw du ay nekk député. wala boog muy kaas. liste yi ñu ngi ko jox. buñ ci deferee lañ ca war a def. gisu ci boppam mais dafa war a am hauteur. te hauteur boobu lay def nii warut a xeex warut a mer. te du ko mer parce que ñun ñi ànd ak moom duñ ko xeex duñ ko mer. dañu am objectif ànd nañu di dox ñu faqastalante mais dañuy continuer di ànd di dox ànd bi dafa am fu mu yem élection législative yi bu jeexee mais jeex na ba pare ñëw na ba pare le 31 juillet bu jeexee élection présidentielle la ñuy woo. bu boobaa ku ci nekk xam nan ngay defee. kon élection yi dina am yow pour yow. élection yi. gisuñu lu tax du war a am dafa war a am. te dafay am. te dafay am ak liste nationale bu Yewwi Askan Wi. ak suppléants yi parce que nag li tax ñu tëj le maire Ahmed Aïdara. mooy marche boobu nga xamante ni dañoo jël suñu liste nationale. dal di ko sànni ci mbalit mi ñoom ñu jël seen liste nationale dal di ko boot teg maanaam genre kumba am ndey kumba amul ndey. constitution bi waroon protéger loolu. parce que élection dafa am esprit. esprit wu élection parce que texte bu nekk rek loi bu nekk rek daa am esprit. ñu war a bokk nañu bokk. bu ñu defee erreur ñu woo leen ne leen rectifier leen. ñu avancer loolu mooy esprit. mais yow doo bokk
kee mooy bokk mooy que Macky Sall dafay def benn élection à la carte tànn ñi ko neex ñi ko neexul mu tegee leen ne parce que xam na ne élection yii di ñëw daf koy perdre te bu ko perdre loolu muy bëgg te waxagu ko muy le troisième non pas mandat troisième candidature laay wax loolu bu ko perdre moom jeex na te loolu ñu ngi lay wax ne du ñun jeune u Sénégal laay wax lu ñuy négocier troisième candidature négocier wuñ ko parce que tout simplement may nañ ko liñ ko may mu gouverner luñ fi deful mënu ko fi defaat kon nag na joxe lenge yi waaye askan wi jël dëkk bi redresser ko réduire prix yi dëkk bi métti na foo laal mi ngi soox te loolu mooy liy dëgg Ahmed est-ce que tamit Ahmed Aïdara deful woon li nga xam ne rek moom moo di marche déguisé ndax jógee këram ay midi di dox ànd ak ay kiom war na dox kay bu ko neex waaw mais xam nga loolu aussi Ahmed du la première fois muy génn di wër géejawaay ku xam géejawaay léeg-léeg géejawaay moo ni tëddee même léeg-léeg moom day jógee këram di dox di waxtaan ak nit ñi di xam soxlay nit ñi problème mu nit ñi donc un maire proche de sa population ñun Yewwi Askan Wi loolu la ñu wax bëgguñu ay maire yu tëju ci ay bureau climatisé wala di voyage yi fu ne kenn du leen gis wala di def comme le maire Alioune Sall je le respecte beaucoup jël beneen maire mooy suma xarit Mbaye teg ko fu mu gérer intérim bi dañu bëgg maire bu nga xamante ni day jaxasoog askan wi bàyyi ay otoom di dox di dem mais ci loolu mën nañ ne midi boobu bu àjjuma jooju amul benn différence ak midi wu tey bii lu dul marche ba ñu demande ñu informé woon pour ñu jox ñu ko te 15 heures la woon demande bi mais booy téye kay xaaral sax ba 15 heures man j'aurais compris 15 heures ñu gis Ahmed di dox ci géejawaay gi di dem ànd ak ay nit ñu téye ko bu boobaa dama naan Ahmed dangaa tooñ waaye le maire Ahmed midi lañ ko téye mais Ahmed man ko dama doon tooñ sama benn waaye ma ne ko bu doon nay Ahmed bu ma jox ko procureur loolu juge bu dee ma loo doon dox dama naan ko damay julli juma comme mais julli juma sax yaakaar naa da nga koy tere ci réew mi léegi parce que gis nañu Sonko mais wuy ma dafa am benn mbir mu am wax ji waxagun ko géejawaay da am lu fa xew mais Ahmed da leen gañe mu bett leen ñoom ñëpp tëkku nañ ko fenn ñoom Racine Talla conseil bi du dox Aliou Sall bu jàkkaarloo Ahmed day mel ku jàkkaarloo gaynde yaa ngi gis est-ce que nekkuñu rek ci tànk yi la mer gañu meroon moom leen bëgg a faj ci lii dem ba egg sax bëgg ko xañ maire bi est-ce que nekkuñu ci logique boobu pour man le combat contre Ahmed bokkul combat contre les autres bi combat spécial la bis bi ñuy àtte Ahmed sax bokkul bis bi ñuy àtte ñeneen ñi te loolu dañ ko beral bisam. waaw xam nga barki démb maa ngi doon def benn point de presse ci kër président Malick Gakou wax ñaari mbir. benn bi dama ne tey képp ku fi nekk maire gagné Benno Bokk Yaakaar doo adversaire ennemi mu état bi nga maanaam état dañoo jël le maire Ahmed Aïdara def ko ennemi à abattre. maintenant ennemi boobu ñu war a abattre mooy rek ñu fexe ba condamné ko. nangu mairie bi ci ay loxoom foofu nag la Yewwi Askan Wi dul seetaan loolu la Guédiawaye dul seetaan beneen bi mooy li ñuy def le maire Ahmed Aïdara dafa am lu nga xamante ni daf ci am mooy justice bi nga xamante ni moom la ñu am dañuy teg ay mbir di daan ay nit te daan yu nga xamante ni teguwul ci yoon ci jamono Abdou Diouf daana am ci jamono Ablaye Wade le président Ablaye Wade mu am jamono président Macky Sall aussi mu am mais loolu boo gisee muy am di am ça veut dire que képp ku nga xamante ni falu nga rek boo ñëwee da ngay jëlaat justice boobu nga àndaat ak ñoom administration fonctionnaire yi ñëwit àndaat ak yow mais dama ne Yewwi Askan Wi bu jëlee nguur gii képp ku fi nekk juge wala nga nekk fi leneen def na ko su dul noonu dañ lay topp Afrique dañoo war a divorcer avec cette continuité buy def yow da ngay def loo neex tëj ku la neex tëj Khalifa Sall juge yooyu di tëj le président Khalifa Sall tëj le président Karim Wade di bëgg a tëj laa lay wax nu mu tudd ci Barthélémy Dias ak yu demee noonu mais juge yooyu topp Ousmane Sonko mais ñun bu ñu jëlee réew mi liñ naan dañuy def dañuy xool auditer ñi sàcc xaalis mais balaa ñuy laal benn audit ci ku sàcc xaalis mais ñee la ñu war a auditer ba pare xool ba xam justice bi war nañ koo defar am na ay magistrat yu indépendant yu nga xamante ni vraiment la ñuy def dafa méngoog justice ay magistrat yu nga xamante ni boo leen séenee rek looy gis mooy parité mooy neutralité mais am na ñu nga xamante ni dafa leer ne dañu ànd ak dañoo farparloo dañoo ànd ak nguur gi te di def naka sudul noonu ñooñu dama ne
ak képp ku mën a jël nguur gi nekk bokk ci Yewwi Askan Wi muy le président Gakou muy keneen ak keneen li ñuy laaj ñun mooy ñu auditer suñu justice bi magistrat yi fi nekk def lu dul noonu yëpp ñu def leen retraite anticipée ñi ñu war a topp tëj leen comme ni ñuy tëjee nit ñi ñu def ko. amaat léegi presque léegi ñu jeexal. mais est-ce que président Macky Sall li naan dafa mën politique amul fu mu leen muusoo tuuti. yéen a ngi woon ci liste bi tey di tëj na ci nit mu mel ne xeex bi la bëgg a soppi leneen parce que combat bi ci liste yi ñëpp xam na ni ñoom Aminata Tall ñi mu àndal ak ñoom manqueur yëpp ñu ngi koy wax maanaam munoo tax le suppléant ak titulaire mais ñu bëgg leen jëlee ci combat boobu jox leen beneen combat maanaam soxla bu doonee ñaar rek naka dee lijjanti loolu Europe yi wax maanaam combat bi pour la libération des otages politiques est-ce que nekkul da leen bëgg a détourner ci leneen. waaw xam nga li nga war a xam mooy ñun dañu constant ci suñu combat. combat bi dafa am bi nga xamante ay ramification la da ngay xeex lenn mooy liste Yewwi Askan Wi ci diggante bi ñu faxastal la da ngay dindi faxastal boobu pour mën a continuer sa combat. gis nga li nga xamante ni mooy liy dëgg mooy le président Macky Sall li muy def nii dafay natt capacité de réaction de Yewwi Askan Wi te ba léegi gisagu ko baromètre boobu muy xayma ci Yewwi Askan Wi moom la jotul parce que moom lay natt pour mën a nag taxaw ne damay def 3e mandat actuellement nii ba léegi xamagul tàngooru Yewwi Askan Wi mooy sànq li nga doon wax léegi léegi donc dama ni tàngoor googu nag moom mooy may le président Macky Sall mu xam ba xam dafay yëgati baaraamam ne day dem 3e mandat wala déedéet. léegi ma ne yéen a ngi préparé boolu tey foofu digression un peu. ok moom maa ko moom xam nga concert concert boobu ñëpp ko war a préparer def du bruit def du bruit pour manifester notre mécontente parce que combat dafa bari ay façon parce que ñëpp dañu gis ne combat ay xeex la taal pëna wanante ay dënn comme li ko président Macky Sall di defee buuxanteeg ñun donc combat dafa bari façon gis nañ fi ñoo xamante ne bu ñu meree dañu takk ay brassard rouge boobu est-ce que baaxul boobu gis gëm ta baax bool bi gis nañ ne ñu teer leen a reer rek raxas bool yi waaw teel de def yëngal bés dal di yëngal bu baax marmet waay samba loolu façon ci xeex la maintenant ñun bureau bi ku ñu ci dimbali même bu ay buubu sela ñoom Benno Bokk Yaakaar bu ñu dimbalee ci bureau bi dinañu jàppale maanaam bureau bi képp kuñ ci mën a jàppale dinañ ci jàppale ba ñu manifester suñu mécontentement ak suñu désordre. waaye Ahmed est-ce que boo ko jëlee yow di ko lijjanti nan ko kërën yow du la tànkal yow sa bopp yow mi nga xam yaa koy def non nag la liberté ça gagne au prix des bruits ak au prix du sang am nañu bàyyi seen dund am nañu bàyyi seen dund am nañu bàyyi seen dund ñàkk seen dund tey dee parce que dañu sacrifié pour le Sénégal kon ay bruit duñu tànqal ndeem ñoo ñàkk seen dund ndax Sénégal kon tey daal kii bi ñu ngi ci non loolu lu ndaw rek la maanaam loolu lenn la rek parce que vraiment centenaire bi nga xamante ni ci la ñu jëm nii sax moo tax ñuy defee noonu def ndànk mais buñ ci paree nag ñu daal di sóobu ci liggéey bi dëgg-dëgg te am na loo wax lu am solo mooy géejawaay nag dañoo war a jóg nag war a jóg jàppale ko ñi ngi jóg sax mais dañoo war a gën a jógaat jàppale leen maire Ahmed Aïdara donc loolu ñu ngi koy wax population géejawaay yëpp na ñëpp jóg parce que lii du yoon jaay doole la gis nga bu ñu noppee dal di tendeefal bu subaa ñu daan ko ne ko comme daan nañ la tu n'es plus éligible mënatoo nekk maire dal di woote waat gis nañ woon li xewoon ci installation ak yooyu dal di jël beneen maire xanaa Alioune Sall dina yaramam dina daw mu naan dafay bëgg a dugaat di foqati lii nag lu ñu lekk lu ñu seex ba pare le président Macky Sall na dal. yaramam du daw de. non dafa war a dal seex ba pare kenn soxlaa yaramam du daw danaan indi mën naa koo sex. indi danaan ko jox ma sax léegi Amath Kourouma ñu koy jaajëfal nag Amath kontaan nañ lan waaw maa ngi sant ñëpp di sant waa Yewwi Askan Guédiawaye yëpp ak Yewwi Askan au niveau national di nuyu sama président muy le président Malick Gakou de passage donc di ñaanal jàmm Sénégal di wax tamit président Macky Sall ak kilifa diine yi moom ci boppam bu mu taal réew mi kilifa diine yi tamit ñu wax leen ni li xew nii benn brin la bu tàkk jege essence nañ ci wax nañu artu balaa ñuy àtte parce que bu ñëpp di wax kilifa di wax kenn du ko dégg kilifa dafay wax heure bi nga xamante ni soxla nañ ko donc mooy ñu woote waxtaan suñu liste bi nga xamante ni mooy national ñu delloo ko buggaa nit
listam bi nga xamante ni dañ koy éliminer injustement ñu delloo ko démocratie loolu la laaj dafa am esprit ñi war a bokk nañu bokk Bougane bu bokkul ñun bokkuñu kon lan mooy élection yooyu loolu rek laa amul lu may wax kilifa diine yi ak le président ak ñi ngay jaajëfal baax Amath Kourouma coordonnateur grand parti Guédiawaye mais aussi tamit porte-parole Yewwi Askan Wi ñu koy jaajëfal parce que tamit pourquoi ma respecte ko mooy Guédiawaye daa am nu mu doxee dafa naqadee politique mais depuis mu dugg ci Gakou il est toujours avec Malick Gakou. macha allah lu bari xew na ci diggante bi. mais il est toujours là man j'ai beaucoup de respect pour lui di ñaanal Ahmed nag mu génn. personnellement fi laa ko wax man dama koy apporter sama soutien en tant que ku juddoo Guédiawaye. Ahmed deful dara nan ko bàyyi mu ñibbi. nan ko tooñ maanaam Ahmed bu juge bu ko doon tëj fan la koy teg.